su ngeen seetloo personnelu ville de Thiès ci 2019 ba 2020 personnel boobu mi ngi toll woon ci 58 employés permanents maanaam 2019 boobu ba 2020 personnel boobu mi ngi toll woon ci 58 2019 laataa 2020 bi di jeex ñu yóbbu ko ci 78 employés permanents avec benn masse salariale qui tourne autour ci début 2019 117 millions boobu mujj dem ba 187 millions avant 2020 bi di jeex ci masse salariale boo xam ni Thiès dina leen ko fay ci 2020 ak 2021 mu jóge ci 78 employés permanents ci 31 décembre donc 2021 mu dem ci 116 employés permanents 116 employés permanents masse salariale bi jóge ci 187 millions dem ci 230 939 777 francs maanaam 230 millions yoo xam ni Thiès da koy fay ci ay salaire li tax may taxaw ci loolu mooy personnel boobu ay contrat durée indéterminée lañ leen defal lu matul ñaari at daanaka dañ ko doubler mais biñ leen di jël li ci ëpp teguwul woon ci soxla si dëkk bi ci besoin dëkk bi waaw soxlawu ci woon tey jii rapport yépp wane na ni ñi saytu mairie bi yépp wane na ni li xoj dëkk bi li xoj Thiès mooy masse salariale boobu 230 millions yoo xam ni dañu koy génne di ko fay ay salaire mu diis trop ci Thiès diis trop ci mairie bi ca xoj bu baax a baax mairie bi ca li ëpp ci personnel boobu ñi ngi fa mais liggéey bi li koy doxal dëgg-dëgg soo ko jëlee génnul lu mat 20 personnes waaw ça veut dire quoi de manière plus concrète des gens payés à ne rien faire loolu li ko waral mooy municipalité ci Sénégal mairie ci Sénégal tradition bi mooy clientélisme politique casé moo ko indi loolu ba tey jii ñi nga recevoir ñëpp wala rapport yi mooy le personnel au niveau de la mairie de ville de Thiès am na ay contrat yu ma fi fekkoon contrat yi moom c'est plus simple décision yi ma ci jël mooy du ma renouveler benn contrat depuis bi ma ñëwee ak léegi et loolu pour que mairie bi mën a souffler ndax mairie bi mënul di liggéey rek pour ngir fay ay salaire suñu jëlee ci wàllu koom muy gestion financière suñu xoolee recettes yi nga xamante ni prévoiroon nañ ko ci 2021 bi levé ko mi ngi toll woon ci 3 milliards yoo xamante ni 33 millions 499 561 francs Thiès mujjul encaissé lu dul 990 millions 739 643 francs muy un taux de recouvrement qui tourne autour de 32%. loolu mandarga la ci néew doole gu mairie Thiès néew doole ndax bu ñu nee suñu budget mi ngi toll ci 1,8 milliard waaye xam ngeen ni dëkk bu toll ni Thiès deuxième ville du Sénégal capitale bu toll ni Thiès ñi ni budget mi ngi toll ci 1,8 milliard loolu honoré wuñu waaw 1,8 milliard taux de recouvrement qui tourne autour de 32%. muy un manque à encaisser qui tourne autour de 2 milliards 42 759 918 francs CFA
ca loolu mën na gën a metti. li tax mu gën a mën a metti surtout l'année prochaine mooy gouvernement bi dafa am benn fonds bu muy wax le fonds PACASEN muy dimbali Thiès yi dimbali maire yi. fonds boobu dañ ko nar a perdre l'année prochaine lu mu néew néew 250 millions la. lu tax ñu nar ko perdre mooy le budget dañ ko war a voter avant le 31 décembre. équipe bi fi nekkoon voté wul woon le budget bi ba ñun bi ñu ñëwee la ñu jël budget boobu pour voter ko bi ñu ñëwee lañ koy doog a voter ca fonds PACASEN boobu boo voté wul budget bi da nga koy ñàkk. ñi ngi def ay pexe di waxtaan ku ñu xam ku mu ku ci mën a jàpp nga jàpp ci waaye lu toll ci 250 millions Thiès nar na ko perdre ci budget l'année prochaine. ku ñu ci mën a jàppale rek nga jàppale ñi bépp doomu Thiès it fu mu mënti nekk mu mën ñi ci jàppale lu tax ni 250 millions Thiès soxla na ko ndax am na fu mu mën a dem ci biir dëkk bi. suñu jëlee bor yi ci dëkk bi bor yi mairie bi mi ngi toll ci 783 millions 642 mille 914 francs 700 millions de bor ci mairie boo xam ni sa budget 1 milliard et quelque la ci ay bor yooyu ñetti catégorie am na ci lu ñuy wax des dettes déjà visées par le receveur dettes yoo xamante ne engagé nañ ko visé nañ ko fay rek daanaka moo ci des mi ngi tourné yooyu ñu ngi toll ci 91 millions 418 mille 40 francs. am na ci ay bor yoo xamante ni engagé nañ ko waaye visé guñ ko yoo xamante ni fekk nañ ko fi mi ngi toll ci 352 millions ay bor 861 mille 232 francs. am na ci bor yoo xamante ni contentieux la yoreel nga ma waaye indil juste lu ko justifié lii mairie bi moo ñu ko yoral contentieux boobu mi ngi tourner autour de 339 millions 362 642 francs. loolu aussi ay bor la yoo xamante ni mairie bi yoreel na ko ay entreprise yoreel na ko ay nit waaye bor yooyu audit bi am na leneen lu mu ci waneew bor yooyu du noonu lañ koy fayee de parce que audit dafa wane ni léeg-léeg nit ni yoreel nga ma suñu ko woowee ñu def suñuy enquête papier ya muy indi ak li ñuy déclaré dañuy gis ni bokkul entre li fournisseurs yi di wax ak li nga xamante ni moo nekk papier am na ci lu ci lëndëm yu bëree bëri yoo xam ne bor yooyu duñ ni rek yoreel nañu bor Thiès 700 millions ñu ni dañuy ñëw ku indi sa papier ñi fay ko yooyu dina am càmbar bu leer a leer boo xamante ni dinañ ko def bala ñuy fay bor yooyu. bu loolu weesoo dafa am lu ñuy tuddee propriété communale. propriété communale mooy loo xamante ni espace la maanaam terrain la mën na am terrain bi am lu fa nekk mën na am terrain bi dara nekku fa mais terrain bi Thiès moo ko moom mooy ville de Thiès moo ko moom. ville de Thiès moo ciy dogal moo xam dafa am lu mu fay def moo xam da koy louer daf ci am ay barab yoo xamante ni Thiès daf ko louer ñooñu di fay ñooñu ñi ngi dugal ci dëkk bi at mu jot 13 millions 975 mille francs dinañ ko dugal ci dëkk bi propriété communale boo xam ni Thiès moo ko moom ville de Thiès di ko louer ñi ngi dugal ci dëkk bi lu toll ci 13 millions 975 mille francs mais 13 millions yooyu sarax la sarax et je vais être très clair sarax la ñuy jox Thiès ci 13 millions
dafa am benn décret bu président de la République signé muy le décret numéro 2010-400 du 23 mars 2010 bu fixé am na ay espace yoo xamante ni ci Thiès ku fay louer ñaata nga war a fay le mètre carré ñi ngi war a fay le mètre carré 40 000 francs le mètre carré par an 40 000 francs le mètre carré par an dinaa ci ñëwaat propriété communale bi mi ngi dugal 13 975 000 francs CFA par an alors que bu fekkoon ñooñu fay nañ li ñu war a fay Thiès dëgg ñu toppatoo mbir moomu lañ war a fay ñu war ko fay Thiès lu mu néew néew Thiès waroon na cee gagné 426 520 000 francs 400 millions xool leen 13 millions ba 400 millions ci ay boroomi alal ay sociétés yoo xamante ne ay milliards la ñuy def chiffre d'affaires la ñu ko loué ñu toog ci barab yooyu dinaa leen ci jukkil yenn bi ci jiitu mooy Sonatel parce que damay wax ak yéen lu leer da ngeen a war a xam seen dëkk bi fan la toll seen alal fan la toll yan loxo ngeen ko teg ñi ngeen ko teg ci seen loxo ñan lañ ko luye ñiñ ko luye ñaata la ñuy indi ci dëkk bi moo tax ma ciy wax nee naa nag pression bi bëri na ñu bëri nee ma bul wax ci lii ñii ay borom yi doole fii mais kenn mënuma tee wax ku dul suñu yàlla suñu borom lu ma ci góobe gar Thiès jaral na ma ko wax naa benn nit bu ñëw di ma découragé naan ma dëkk bi dafa ba ay boroomi doole ma ni ko sama diggante ak waa Thiès bu ci safara doxoon suñu diggante ma traversé safara bi dama wuti waa Thiès Sonatel dafa loué 1000 mètres carrés dañ ko loué 1000 mètres carrés Orange di fay 6 000 francs le mètre carré par an soit 500 francs le mètre carré par an par mois soit 500 francs le mètre carré par mois jaaykatu jën bi sax boo ko loué woon dina la fay lu ëpp lool. Sonatel moomu di dugal di fay Thiès 6 millions par année 6 millions par année toog ci 1000 mètres carrés 1000 mètres carrés loolu lay tudde sarax bu fekkoon appliqué nañ le décret du président de la République numéro 2010-400 du 23 mars 2010 décret boobu fi Sonatel di fayee fi Orange di fayee 6 000 francs le mètre carré mi ngi war a fay lu mu néew néew 40 000 francs le mètre carré kon ñoom ñi ngi ñuy sarax weer wu at mu jot 6 000 francs le mètre carré ca waroon nañoo dugal ci dëkk bi 40 millions lu mu néew néew par année waroon nañ ko fee dugal lu mu néew néew bu fekkoon li ñu waroon a fay nañ kon at mu jot ñoom ñi ngi def seeni chiffre d'affaires di yóbbu seeni dëkk bàyyi ñu ci ndóol bàyyi ñu ci ay jafe-jafe dama ni ce contrat là je veux m'adresser à Orange doit être renégocié et sera renégocié. ñun kenn duñu fekk suñu dëkk au cœur de Thiès au cœur de la ville nga occupé 1000 mètres carrés di ñu sarax at mu jot sarax laa wax at mu jot 6 millions francs ca pendant ce temps jamono bu ne accident am ci yoon wi ndax yoon wu bon
xale waroon a jàngi oto mbëkk ko ndax booba traçage bu baax sax amu fa dëkk bi lëndëm këris agression am fi. Je veux parler à la Sonatel, ce contrat doit être renégocié et ce contrat sera renégocié. Je vais être très clair sur cette question. CBAO mi ngi occupé 800 mètres carrés 800 mètres carrés ñoom it li Orange di fay la ñuy fay 6 000 francs le mètre carré par an, soit 500 francs le mètre carré par mois. jaaykatu jën bi sax boo ko luyee woon dina la fay lu ëpp loolu 6 000 francs le mètre carré par an, soit 500 francs le mètre carré par mois. CBAO mi ngi fay Thiès mairie Thiès lu mu néew at bu jot 4 millions 800 la fiy dugal, alors que bu fekkoon respecté nañ le décret numéro 2010 400 du 23 mars 2010 nga xam ne décret bi président de la république moo ko signé wax ni ñoom li ñu war a fay lu mu néew c'est 40 000 francs le mètre carré par an. ñoom waroon nañoo dugal ci dëkk bi lu mu néew 32 millions xool leen entre 32 millions ba 4 millions ca booba ñun ñu ngi gën a ndóol suñuy doom gën a nekk ci ndóol suñuy école gën a bon suñuy yoon gën a bon dëkk bi gën a lëndëm këriis. Thiès barab yu bëri amuñu ndox, quartier yu bëri amuñu ndox. Loolu c'est un problème boo xam on n'en parle pas dans cette ville. am na ci ay quartiers yoo xam comme ay village ci boppam dañuy root ci ay teen di wuti ndox sonn trop. Je veux m'adresser à la CBAO. Ce contrat doit être renégocié et sera renégocié. Je vais être très clair sur cette question. mu des EMG boobu nag moo gën a garaaw. ñu bari nee nañ ma bul wax dinaa wax. Serigne Moussa Ka dani murit yi ñoo ma woo ni ma tawatal te bu ñu woo saw làmmiñay woo xarnu bi. Thiès ñoo ma woo ni ma tawatal te bu ñu woo moo tax foog ma wax. Je défendrai les intérêts de cette ville. Je ne peux pas me taire. kenn nit mënu ma taxa noppi ku dul suñu borom. EMG depuis 2014 mi ngi occupé 1435 mètres carrés 1435 mètres carrés Mbaye Gueye EMG. musuñu fay 1 franc 1 franc bind naa ko yóbbante nañ ci ñu fay li ñu amal Thiès parce que 8 ans yooyu dañ koy fay mënta ñàkk. wax naa leen bañuma ñoom ñu continuer fa ak projet bu ñu fa mën a am mais bala ñuy wax dara bor bi ñu am 8 ans yi dañ koy fay lu mu néew at mu jot 1435 mètres carrés yi li Orange di fay baaxul de mais bu fekkoon dañ ko appliquer ci barème Orange bi waroon nañoo dugal lu mu néew 8,610,000 par an waroon nañ ko fi dugal. envoyé nañ leen nag par voie huissier wax leen bor bi ñu amal Thiès mu toll ci 68,880,000 francs nañ ko fay. suñ ko fayul dañuy jóg amul la ne. Je vais être clair sur cette question. Maqaama ñëw ci dëkk occupé 1435 mètres carrés di le cœur de la ville. ca fayoo loolu nag barke yeggu fa yaakaar naa ci dëkk bi donc loolu bëgg naa ci leeral. mu des yeneen
benn bi mooy Mikelaan ak coow man maa jël décision am yéene ni Mikelaan fi mu ne foofu du place am ñun bi ñuy nekk xale foofu jardin moo fa newoon jet d'eau moo fa newoon dëkk dafa am ay barab yoo xam ne ñépp ñoo ko bokk war a nekk ay espace vert yoo xam ni ku amul xaalis it boo fa demee féexlu li ma gën a metti ci koor gi dama daan génn taxaw sama bureau ma gis mag ñi di dàq koor ñëw ba ci place bi foofu toog ci gris yi ca foofu di xolu Cees jardin bi nekkoon foofu dañ ko fa bëgg a delloo si ñoom Mikelaan ñu signé woon benn contrat 1er janvier 2015 avec mairie de ville bu Thiès ñu renouveler leen ko ci 2019 bi contrat boobu war a dem ci 5 ans mais ci contrat bi dañu wax ni mën naa am rupture unilatérale ça veut dire ñaar ñi séq contrat bi mairie bi bu ko neexee génn ci contrat boobu su fekkee benn ci engagement yi benn partie bi respecté wu ko te engagement bi ci gën a leer mooy xaalis boo xamante ni Mikelaan yoral nañu ko mu toll ci 10 millions ndax gëj na fay waxatuma laak Mikelaan ba ma fa demee ak suñuy équipe la fa nekk ci tilim la fa nekk ci insécurité ak leneen leen daal laa mën a wax jël ko engagement foofu jardin public la woon nous remettrons le jardin public qui est là-bas inchallah c'est un engagement que j'ai pris et nous nous battrons pour que foofu quel que soit le prix je suis engagé mu des yeneen mooy yi gën a garaaw waaw scandale financier yoo xamante ni fekk naa ko ci dëkk bi ñu bari tinu nañ ma ci ñu bari wax nañoo ak man ñu bëree bari nee nañ ma bu ci wax mais est-ce que mën naa ci noppi mais su ma ci noppee di complice dafa am benn entreprise bu gagné benn marché mobilier et matériel administratif en 2021 xaalis boobu mi ngi toll ci 19,974,450 francs CFA entreprise bi gagné marché bi ni day meubler waat mairie Thiès koy mairie di waxe meubler ci kër yi defaraat meuble yi indi ay taabal indi ay chaise defaraat ay télévision mairie bi rafet muy 19,974,450 francs CFA moom mu def ci ay pexe exécuter marché bi jël xaalis bi def ci poosam wuti ay faux PV yoo xamante ni ñuy liggéey mairie ñoo ko liggéeyal bindal ko ni ko yow yaa gagné marché bi indi nga matériel bi installé nga matériel bi ci lépp ay kàcc la benn chaise bu gën a ndaw duggul mairie. dernier équipement bi am mairie c'était 2014 waaw nit ko am barke jàpp nga ne am nga barke ci dëkk bi ba mën a gagné marché 19,974,000 francs bari ay pexe encaissé xaalis bi def ci sa poche bari ay pexe jël ay pauvres travailleurs nga signalé loon ay faux PV de réception ni matériel bi ñëw na nga ni yow am nga barke ba loolu kenn du ko wax ku ma ko mën a tee wax nekkul ci dëkk bi je le dirai je le dénoncerai je le combattrai je lui ai dit ak ña tax ci dossier bi yëpp ña ñuy yónni le seul compromis que je peux faire sur cette affaire mooy qu'il rembourse jusqu'au dernier centime c'est le seul compromis que je peux faire.
benn compromis laa am ci dossier boobu ma depuis 2 mois maa ngi ay pourparlers ak ñoom dañuy jàppoon ni damay caaxaan. benn compromis laa ci mën a def mooy xaalis bi ñu jël ñi remboursé ko waaw xaalis bi ñu jël travailleurs les pauvres ñu signalé leen ay papiers ñëpp dama leen a woo sama bureau laaj leen ñi ne ma dañ leen a indil ay papiers ni leen signé leen am na ci ku jigéen koo xam xaw tuuti sax mu jooy tuuti mu ni dañ ko indil papier ni ko signeel moom mu signé ma waxtaan ak suma avocat mu ni ma liñ la wax na ko huissier consigné huissier bi dem ñoom ñu bañ lañ ma wax sama bureau nag wuñ ko wax huissier parce que xam naa ni dañ leen ko digal ma jox leen demande d'explication ñu bañ ni duñu répondre demande d'explication bi ba date bi expiré ma wax ak suma secrétaire général parce que comme mooy chef de l'administration ma ne ko waxal ak travailleurs yi parce que am na foo xamante ni bëgguma fa yegg ak ñoom 4 la bu ñu répondrewul sama demande d'explication dinaa suspendre leur salaire bi ñu xamee ni caaxaanuma ñu doog a répondre demande d'explication boobu muy c'est du faux c'est un marché fictif marché boobu ak ñi ci taq ak fournisseur bi nga xam moo ko gagné benn compromis moo mën a am mooy xaalis boobu ñu restituer ko jusqu'au dernier centime waaye loolu am na lu ko gën a garaaw loolu li muy garaaw yépp am na lu ko gën a garaaw li ko gën a garaaw xam ngeen lan la ndax jàpp naa ni lu nit bëgg-bëgg alal war fee mën a bàyyi cimetière yi nag ndax ñun ñëpp fa lañ jëm waaw lu nit bëgg xaalis war fee mën a bàyyi cimetière yi même booy jël alalu waa Thiès ñiy dund waaye ñi dee nga mën leen a muñal sax mairie Thiès defar benn marché cimetière cité Balabé 2 benn mur boo xam dañ ko war a tabax mur bi benn côté bi mairie Thiès Est moo ko war a tabax li ci des ñu war ko yeggale mairie ville moo ko war a tabax ñi lancé benn marché boobu mi ngi toll ci 19 millions gars yi moom ñu bëgg chiffre 19 la 19 millions 937 mille 280 francs 19 millions 937 mille 280 francs tabax muru cimetière bu njamoon foofu du garaw aka ñoo bari pexe mais suñu sëriñ bu mag ba maam Cheikh Ahmad Tijane si daf ni bari pexe nekk ci ak njuba ko gën a wóor léeg-léeg nit bari pexe lool am expérience lool ñu koy defal ay certificat muy dem ci àdduna bu fu ne bari pexe waaye gis nga pexe yooyu musiba la bu nekkul ci ak njub yàlla nañu yàlla dimbali delloo si ci ñu ak njub yoonu siratal mustaqim bu ñu ci nekkul yàlla nañu yàlla dimbali gide ñu delloo si ñu ci yoon woowu ñu exécuter marché boobu loolu mooy lan mooy gars yi wut nañ seeni papier ñoom nee nañu cimetière yi nekk Balabé ñoom nee nañu tabax nañ ko nee nañu ciment ba saf na nee nañu fer ba mat na nee nañu mool ya doy nañu nee nañu maçon ya def nañu seen liggéey ba cimetière ya tabax nañu ko ba mu pare ñoom ñëw nañu indi seeni papier duggaat mairie jaaraat ñi ñu jaaroon ñu signé leen te ñi leen di signé génnuñu mairie de ñoom ña nga toog ci seeni bureau ni leen macha allah liggéey bi rafet na ciment bi doy na fer bi doy na maçon yi mën nañoo tabax liggéey bi mat na ñu signé leen ko ñu jël xaalis ba lekk dem seen yoon. te tey ku mu weddi li may wax bu la neexee soo génnee fii nga dem ci cimetière yi cité Balabé waaw ñi ne ma naa noppi loolu mais fan lañ ko teg
mais loolu su ma ko noppee di naafiq, su ma ko noppee di complice. ñi ne ma bu ma ko wax ñi ni kenn du ko fi waxe. Je leur ai dit benn compromis laa ci mën mooy xaalis bi ñu jël muy 19 937 280 francs qu'il rembourse jusqu'au dernier centime. C'est le seul compromis. Huissier bi dem na fa constaté ko. Tous les dossiers sont avec nous. Désormais, c'est Maître Moussa Sarr qui va défendre les intérêts de la ville de Thiès. Maître Moussa Sarr, le grand avocat, mooy défendre les intérêts de la ville de Thiès. Maître Moussa Sarr. Muy le matériel du mobilier, muy les cimetières, nous allons engager une action judiciaire. Dem ak ñoom ci yoon auprès du procureur de la République. Soit ñu rembourser xaalis bi, soit ñu porter leen plainte. Barke yeggul nag ci Thiès, barke yeggul nga décaisser xaalis lekk def ci sa poos dem te kenn du ko wax, loolu barke yeggu gu fi ci dëkk bi. Loolu dama ci bëgg a leer. Scandale yooyu mi ngi fi ci yenn yi nga xamante ni jukki na ko. su ngeen xoolee dinañ la ni Thiès amul koom-koom, dinañ leen ni Thiès dëkk bu ndóol la. Ndekete mbir yi suñ ko jaaraloon ci yoon, ci yorin wu rafet, am na 412 545 000 francs yoo xam ni mën nañ ko yokk ci gafaka Thiès, loo xamante ni ci propriété communale kese lay jóge. am na lu toll ci 225 777 000 francs 886 francs yoo xamante ni mën nañ ko yokk ci gafaka Thiès, loo xamante ni ci impôts communaux yi lay jóge. Muy 638 millions yoo xamante ni chaque année day nax saay, yoo xamante ni ay pexe yu simple Thiès mën na ko récupérer dugalaat ko ci dëkk bi. Loolu su ngeen xoolee fi dëkk bi toll ci ay jafe-jafe, ci budget bu néew doole, ci dëkk bu lëndëm, ci dëkk bu amul sécurité, ci dëkk bu tilimoon, ci yu bari yoo xam mairie dafa waroon a taxaw ci Thiès, waaye gisuñu mairie. Li muy jafe-jafe ñun nag dafa nekk un défi, mooy dañu ñu fal ngir ñu taxaw ci défi yooyu.